njëkkee imam Birame Pouye mooy définition d'ailleurs dañu bëgg xam lan mooy kersa lan lañu mën a tuddee kersa. très bien lan mooy kersa question ba c'est quoi la pudeur ki koy définir day dépendre ci environnement woon. Le musulman buy définir kersa day am ay arguments yu mu koy jël l'intellect bu koy définir par rapport ak environnement woon mais déjà kersa valeur la maanaam jikko la. jikko la boo xamante ni bu fekkente ne ci islam ni wax yéen saa sallam dafa jikko woon donc le prophète était très pudique sallallahu alayhi wa sallam daan misaale moom nu mu amee woon kersa yéen daawoon na wax moom moo ëpp kersa mu amee woon kersa jigéen bi nga xamante ni dañ ko jébbal borom këram mu nekk première nuit ci këram di xaar borom këram ni muy amee kersa ba du siggi ban koy muur yéen saa sallam en tant que leader moom moo ëppoon kersa jigéen boobu donc kon kersa moom mooy lan kersa protection la moom mooy c'est-à-dire sama à l'intérieur naka laa koy protéger ba si biti ba sama apparence à l'extérieur du woroo ak ni ma mel à l'intérieur donc kersa mooy dëppale man ni ma mel au fond ak ci biti pas ce qu'on appelle apparence boo xamante ni bu hypocrite la bu nee kersa toujours mooy fexe ba dëppale sa bopp ak li borom santa la bëgg d'ailleurs moo yo sa daan wax ni alxayaau min al iman mu ne la pudeur fait partie de la foi nee na gëm yàlla maanaam buñ ko xaajoon ay partie ci biir partie yi am na boo xamante ni kersa la ala benn xay yéen saa dafa wax ni bu fekkente ne amuloo kersa defa lu la neex c'est-à-dire bu fekkente ni amuloo kersa defa lu la neex pourquoi parce que ñàkk gi ngay ñàkk kersa moo la ñàkkaloo lépp lu baax moo tax heure boo gisee nit def ñombe wala scandale rek li ko yóbbee mooy parce que dafa am benn élément bu mu njëkk a rey mooy kersa benn jour sax am na benn waaye bu nu embauché woon pour mu liggéey ci benn construction waa ji mu war a sangu mu làqu si ginnaaw mais mu futewu di sangu noonu yoon da ko woo rek fay ko mu ne ko ku amul kersa ba du ormal boppam mun ñu liggéey ak moom donc même c'est-à-dire ku amul kersa ci côté société mënuñu liggéey yow parce que fit bi ngay am li lay yóbbu ci def lu ne parce que li la doon bloqué moo fa ñàkk kon kersa mooy lan mooy lii bloqué nit ki ba du sañati def lu bon kersa mooy lan lii téye nit ki ba nit ki lépp lu ma def rek day dëppoo li nga xamante ni mooy li conscience nangu mooy li nga xamante ni mooy li xel nangu waaye li nga xam ni mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci affaire pudeur moom nan la ko doon prôné alors ci jikkoom yooyu bi ci gënoon ëpp doole mooy li nga xamante ni mooy kersa sallallahu alayhi wa sallam amoon na kersa ba ce qu'on appelle la pudeur généreuse mooy kersa goo xamante ni doo bëgg nit ñi maanaam am lu leen metti yonent bi daa woon nay julli gis ay xale di fo ci kaw moom Asana Ousseynou mu sujjóot lu yàgg ñu ne ko lu tax sujjóot bi yàgg mu ne xale yi doon fo laa bëggoon perturbé sallallahu alayhi wa sallam xam nga ñu bu ne di duggee ci jàkk dañ koy wax gënal yow sallallahu sallam nee na daan naa nekk si biir jàkk su ko appelle la pudeur généreuse dégg benn jigéen doomam di jooy mu boot ko ma gaawal julli gi su ko appelle la pudeur généreuse mooy bàyyi xel ci keneen ki nekk à sa place ba doo ko lor donc yow sax mel na noonu si jikko ci côté kersa benn jour mos na romb benn waay benn ansaar mooy waa Médine muy wax ak kenn ki di ko wax yow da nga bëri kersa trop maanaam benn waay di xaw a critiquer keneen ki ci kersaam nga bëri di yow da nga bëri kersa yow sax ne que daaw fa inna al-hayaa laa yati illa bi xayr mu ne bàyyil ki ngay wax lii xanaa xamoo kersa lu baax rek lay jur maanaam am kersa moom mooy am hauteur mais nag yemul ak timidité si islam timidité baaxul. moo tax parce que dañuy wax da am ce qu'on appelle la pudeur vestimentaire mooy ni ngay solo mais pourquoi islam insiste ni ngay solo parce que dafa bëgg ni yow yiw gi ngay wote sa biir amuñu benn fu ñu ko mën a gis ci biti lu dul ni nga mel. par exemple ce qu'on appelle la pudeur verbale pudeur boo xamante ni dévotion la dévotion mooy nangul borom bi maanaam nangul borom bi ba ni yàlla araamalee njaaloo ma mën koo nëbb te kenn du ko yëg ma def ko noonu laa war a sàmmee bu ma wéetee ba nekk ma fenn ma def loo xamante ni am na ñoo xamante ni li tax ñuy bàkkaar c'est parce que ñenn rus ñoo jeex am na ñoo xamante ni bu nu tukkee jël ak commencé mooy yàlla
pourquoi parce qu'ils ne sont plus au Sénégal am na ñoo xamante ni bu ñu tëjoo seen néeg de commencé mooy yàlla parce que nekkatuñu devant tout le monde donc pudeur de dévotion mooy yow nga ne fi newoo fi au fond de moi xam naa ne kenn nga fi muy borom bi kon yàlla la jàmm te yàlla il est toujours là au fond de moi sañatuma def bàkkaar pourquoi parce que lui il est toujours devant moi. Ce qu'on appelle la pudeur de dévotion. li nga xam ne mooy ñàkk am kersa. wala ñàkk ko dafa ànd ak li nga xam ne mooy am sutura wala ñàkk sutura. jóge nañ ci définition kersa ak li nga xam ni moom lay wuute ak lu muy wuutu mais imam lan mooy sutura. très bien ci diini lan mooy sutura. xam nga sutura sarawul ak kersa moo tax ñu boole ka xam nga bu ñu nee kersa la pudeur c'est cette discrétion cette protection de soi. mooy ni ngay aaree sa bopp ba nit ki du la mën a offensé parce que yow bëggoo nit ñi di gis sa awra nga sol ay yére bëggoo kenn di la saaga doo saaga kenn n'est-ce pas foofu la sutura déparé moo tax ñu naan nit mooy suturaal boppam maanaam comportement bi ngay am ngay suturaale sa bopp pour suturaal kenn sutural mooy lan mooy yàlla nu mooñaal doomu aadama nit dafa am extérieur mooy bi ñuy gis Osama lii la ma won yow lii nga ma won lii laa la mën a gisee moo tax ñu naan ku wax feeñ donc wax beneen information la encore bu ma jël sa apparence information soo waxee beneen information la bu ñu yàggee beneen information yenn saa wala mun la nit tant que maanaam sequ leen bor ba tukki woon doo ko xam yooyu tamit c'est d'autres informations léegi lan mooy sutura mooy nit ki li nga xam ne da ko bëgg a nëbb nga bañ ko génne maanaam nit ki waroo génnee li nga xamante ni daf koy nëbb ba mu des jamono ji doy na voilà doy na waar parce que dafa am ay groupe WhatsApp am soo vocal yi nga fekk ko ci keneen wala nit xamal dara wax ko sutura boobu technologie bi mi ngi xeex bu baax a baax xam nga technologie bi c'est un outil comme disait l'autre booy jàng armation on dit que l'arme c'est le prolongement de la main il faut maîtriser la main de ton adversaire. Imam da ngaa jàng armation. bien sûr dama jàng naa kay. dem ni loolu information la def j'ai fait du kung fu mais dañu wax ni il faut maîtriser la main de ton adversaire maanaam arme bi du defee dara maanaam arme bi du defee dara loxo bi mooy defee parce que bu ñu teewoon fi arme bi ba suba defee dara mais loxo bi téye arme bi moom mooy donc technologie outil la. waaw donc technologie du moom mooy tas moom mooy partage information bi yow yaay partagé. parce que yow yaay def sa vocal jox ko Oussama moom moo koy partagé. donc les outil la boo xamante ni c'est juste un moyen qui vous permettre de diffuser des choses maintenant li ngeen diffuser loolu c'est vous. donc kon suturaal doomu aadama bi moom mooy lan lépp lu muy nëbb. dafa am ñaari façon la. daa am loo xamante ni yàlla moo war nañ ko nëbbal nit ki ñu bind ko ci ay texte loolu da nga koy nëbbal nit ki mu nit ki da nga war a sàmm deram moo tax islam ni la jëw baaxul loolu yàlla du ay texte la. kon boo waxee loo warul wax ci Oussama loolu da nga ko kii waroo sosal doomu aadama yooyu ay texte ñoo ci ñëw maintenant am loo xamante ni suturaal nit ki la boo xamante ni moom moo ko créé supposons yow nga def benn erreur. nga gis Oussama nga ne ko erreur bi maa ko def de mais bëgguma kenn xam ko xam nga loolu nekkul lu universel nekkul lu général. mais nekk na loo xamante ni yéen seen diggante la. mais imagine sutura yàlla fu mu toll parce que yàlla dafa fonk doomu aadama. parce que mi ngi sóor bu ëllëgee bu tuubee. parce que boo wuññi awra doomu aadama mais bu tuubee nag léegi. ak ki nga génne ay vidéo am génne sexe am lépp nag mais bu tuubee léegi nag alors que nit mën na mooy yàlla ba rey nit après dans 10 ans mu nekk imam bi gën a kawe. Umar ibn Khattab nga xamante ni yéen sax daa wan a wax bu yàlla doon yónnee ba daan yónnee kon la kaana Omar c'est-à-dire pouvoir bi Umar ibn Khattab am ci wàllu leadership ci wàllu connaissance intellectuelle ci wàllu gestion administrative yéen sax mu ne bu yàlla doon yónnee benn yónnee kon la kaana Omar c'est-à-dire man par rapport ak casting bi am yàlla moo ni ma yow yoon saa sallam boo demoon ba daan yónnee naroon ñëw kon Omar lay nekk alors Umar ibn Khattab 15 ans 20 ans ci ginnaaw Umar ibn Khattab rey doom jigéen bu ngay dégg arab yi naan rey seen doom yi moom Umar rey na doomam heure bu ko fàtt ko ba def jàmm nee na gas na pax ba mu xóot doom bi commencé dëgër doom bi da ko tafu imagine doom bu góor doom bu jigéen ak papaam mu kole ko mu yóbbu ko ci àll bi nee na bi muy gas pax di gas pax bi mi ngi xóot ba suuf si di génn noonu nee na suuf si mi ngi dal sama sikkim sama doom mu ne papa doo dindi suuf bi sa kii subhanallah Umar ne su xalaatalul xoolal dafay jooy c'est-à-dire doomam bi mi muy waaj a rey ñu naan papa faxasal suuf bi nga xamante ne moo nekk si sikkim mu ba ma xëcc pax bi suul ko noonu dem yoonam mu ne comment l'ignorance fi mu doon yóbbu nga xamante ni
on était pire que des animaux mais bi islam ñëwee on regretté gestes yoo xamante ni mënuñu imaginer ban conscience ak ban faiblesse moo nekkoon amu bi ñu permettre sunu doom bi gën a cher nga xamante ni bëgg ñu bëgg ba benn pepp sable bi nekk su mu sikib mi ngi ko doon perturbé pour ban dara bañ ma laal alors que man au fond de moi li nga xamante ni mooy geste bi daal xel mooy moom lu existé si mu ne bu ma xalaatee loolu damay goreel jaam kon gis nga sutura bi nga xamante ni yàlla suturaal na ko Umar ibn Khattab mu dem ba mën a nekk ku topp yenn saa alors que 15 ans ci ginnaaw sax doomam donc pour montrer que bàkkaar bu ne nit mën na ko def mais yàlla am na hauteur bu kawee ba bàkkaar bi lay jéggale mais imam nan la ñuy préserver intimité si jamono ji très bien ak technologie yi xew nga xam ni sax mën naa moo def montage du sa image mu monté ko ngir bëgg laa nga wax dara defoo ko mu jël ko monté ko te lu naan fu fake news yéeg tuuma bi bu dindi tuuma bi du yomb nan la ñuy préserver intimité nan ngay sàmmi sa intimité mooy am kersa mooy application bi application am kersa moom mooy doo wax loo warul wax doo dem foo warul dem doo lekk loo warul lekk yaar santaal ak yërmande mën a maa ci participer je vais créer les interdits interdiction yooyu mooy tax nga ormal sa moroom laata ngay ormal sax sa bopp ñu ne yow lii mooy li dagan lii mooy li araam waroo wax loo xamante ne wóorul la fa leexul xanaa lu yasmut waroo xool loo xamante war a ko xool ñu ne nit ki sax nga janoog moom dafa am ay limites moom bi muy génn am na lu mu sol jàpp ni fii la mën a yem wala lii la gëm ñu ne mais même bu fekkee am na lu mu gëm moom te tere dara terewu ko moom lu gàtt la gëm parce que moom au fond de lui loolu gêne ko mais yow en tant que nit jullit yow dafa am loo war a xool ci moom foofu voilà donc kon nooy préserver nit ki intimité mooy yow fi la yàlla yem moom nga yem fa donte moom ubbi na la feneen parce que consentement xam nga ñun suñu société yi consentement garaawul góor ak jigéen bu amee consentement garaaw du péché alors ci islam amul consentement islam jëkkër jabar la xam ñun li garaaw mooy viol da wax viol y a pas de consentement donc loolu kon bàkkaar la non islam consentement góor ak jigéen ci islam mooy le mariage loolu moo tax rapport sexuel hors mariage interdit ko donc yow doone sama ñun en tant que ay nit suñu consentement moo ñu convaincre ba ñun amul garaawul donc góor ak jigéen bi am na consentement islam dina ne déedéet seen consentement boobu il faut que mu am beneen base boo xamante ni mooy base am moom mooy li nga xamante ne mooy le mariage kon lu ñu ormal suñu biir mooy texte islam yi yëpp ñu ormal ko benn par benn moom mooy kon nit ki da ngay sàmm yenn saa daa war na wax nit julli dëgg mooy julli bi nga xamante ni julli di mucc na ci làmmiñam ak deram kon parce que boo xëyee bul wax dara ci deru doomu aadama waxuma partagé de bu ne Osama lii Osama la xoola bu la nit waxaloo ci deru doomu aadama loolu ngay njëkk a réussir yenn saa nee na xanaa xamul ne li ëpp nit ñi li leen yëpp safar yowmal xiyaam mooy seen làmmiñ